jangeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës nañ amee réew faram-fàcce ko kaddu yi nga xam ne Antoine Félix Diome yëkkati na ko muy jëwriñ ji kaaraange bi réew mi jëmale ko ci jongante bokk moomeel yi di ñëw dafay wane ne élection yi du am ci bés ak weer wi ñu koy jàpp buñ sukkandikoo ci Babacar Fall mi ñitteel gradé ka Macky Sall ak nguuram nopp ñu ngi dem ci ay élection ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kaddu yi nga xam ne ni moom la ci rotal jàmm gàddaay na fële ci hôtel Teeru bi ñii di liggéeykat yi yaaratuñ tàll ak kilifa yi ngànk seen kër gi gannaaw bu ñu jëlee dogal kon daal di dàq téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn si ñoom ndax nee na yooyu ay kër gi amul xaalis loolu nag lañ ne mënuñu ko gëm tey mënuñu ko gëm ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom lañ ci rotal adduna gépp di yëndoo màggal tey ji ci àllarba ji bëccëg bi nga xam moom lañ jagleel fitna ak méttal yi ñuy teg jigéen ñi Sénégal di ci béy waaram gannaaw ba ñu giseen loolu lu fi bari la donte le bés bu yàlla sàkk ñu ngi sensibiliser waaye mbir yi tey ji la wala gën a ay ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage bi nga xam ne ni soxna yaay Adama Diallo def na ko ci kon mbokk yi lii daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah xibaar yi tàmbale ko kàddu yi de ay yëkkati na ko ci ndaje bi nga xam doon nañ ko seq dem tas xibaar yi ñoom gouvernement bi wax na ne fi mu toll nii Sénégal la notuwul ngir amal ay élection rawatina élection locale yi di ñëw ndax fi mu toll daal mbir yi dafa am lu ko jiitu te loolu yi nga xam moo ko jiitu ba fii daal noppee ci loolu nag bu ñu sukkandikoo ci Babacar Fall mi jiite gradé que moom dafa jàpp ne Macky Sall ak nguuram noppuñ dem ci ay élection Babacar Fall mi teewlu ko ci téléphone Issa Tine. donc tey dañu toll ci li ñuy wax guddi goo xam ne donc bër setagul naam sax commission bi daje nañu ba am na benn cabinet bu ñu jël cabinet boo xam ne war na lancer TDR yi jël ay experts yoo xam ne ñoom ñooy def audit fichier bi mais loolu tàmbaleegul te loi bi dafa wax ne élection locale bu dee dañuy jàpp date bi nga xam ne ñoom ci lañ ko programmé muy 28 mars loi bi dafa wax ne 80 jours avant maanaam juróom-ñetti fukki fan balay datu élection yi war nañu déposer dossier candidature yi donc loolu tant que parewu ci je pense que lu ñu am vraiment date bu leer ci mbiru élection donc jàpp naa ne du point de vue technique moom am na ay jafe-jafe mais également du point de vue politique aussi dañu nekk ci période manœuvre yoo xam ne loolu tant que sottiwul parce que dina jafe ñu ne vraiment dinañ dem ci élection ci waxtu sàng mu leer ci bopp nit ñi maintenant nag li nga xam ne moom la ñu mën a def mooy voté def ab projet de loi yóbbu ko assemblée député yi voté ko ñu yokk mandat conseil moo xam juróom-benni weer la moo xam at la et cetera parce que fu mu ne nii daanaka mën naa wax ne dañu nekk dans l'illégalité ci côté nguur gi ñoom ñoo ëpp intérêt maanaam fu mu ne nii ñu élection locale yi ñu toxal ko parce que ñoom daanaka parewuñu comme ni ma la wax dañuy politique te fu mu ne nii ñu ngi def ay manœuvre mu loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Babacar Fall ñu des ba tey ci ndaje moom nga xam ne nii ñoom jëwriñu doon nañu ko seq démb ak taskatu xibaar yi mu doon ak altine woo xam ni te lu bees la mu soxal wàllu communication doomu aadama yi nga xam ne nii seen xam-xam dafa màcc kon ci wàllu wi joxe nañ ci nag seen xalaat donte la sax rafetlu nañu tëralin wi waaye anam bi ñu ko defee mooy jaaru ci yoon dajale fukki jëwriñ ci benn taabal kenn ku nekk di rëccantiku loolu askan wi mbir mi soxal sax mënuñu ko jàpp asuma keneen te fukki fan ak juróom yi ñuy wax fii ba keroog muy sot duñ ko respecté Serigne Gueye wàccoon na ci mbedd mi ñu teewlu ko ci reportage. jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi fukki fan ak juróom yu nekk mooy pexe mu yees mu nguur gi jël ngir di ci amali jokkoo mu mel ni ab tontu ci ñu doon laaj nguur gi mu yokk ab communication bu ñu sukkandikoo ci kàddu Pape Djibril Fall journaliste bi xamle na ne dafa bokkit ci waru garu xamle tolluwaayu li ñu la dénk. xamante ni gouvernement moo ngi koy def yell na mu expliquer ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy population yi c'est important donc parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël seen xaalis jox la ko jël seen lépp jox la ko jël seen yaakaar jox la ko donc li ngay def pour ñoom yell na nga wax leen ni nga koy defee ak fan nga ko def ak la nga ci waxoon ni moom nga ciy def ndax am na jeexital bi nga xamante ni moom nga bëggoon donc waaye Pape Djibril Fall gisul benn maanaa ci dajale lu toll ci fukki ministre ci benn taabal ngir ñu tontu laaj yi journaliste yi. 8 ministres face à la presse est-ce que ça peut pas embrouiller parce que trop d'informations aussi ça peut tuer l'information donc est-ce qu'il n'y a pas une volonté derrière au finish qu'on ne puisse comprendre absolument ce qui se passe. xalaat bu mu bokkaleeg Pape Sané moom directeur de l'information bu rajo bii di Fara FM moom mi jàpp ne pexe mu yees mi nguur gi jogtee ci wàllu communication lu jur lu dul waxi kasaawa kasa. soo xoolee schéma bi ñu teg nii tey ku fa assister da nga xam ne dafa doon benn genre concert de casserole mooy maanaam polyphonie la parce que mënoo teg
fukki ministre ak ñeent woo ay organe de presse ci diiru ñetti waxtu wala ñeenti waxtu bëgg fa jëlee dara mënoo fa jëlee dara. lu jëm ci wéyal mile pexe di jàkkaarloog taskatu xibaar yi fukki fan ak juróom yu nekk Pape Sané ne amut ci benn yaakaar mu ngi cay joxe misaalum pexe ma ñu sumboon te kenn gisatu ko di ministre yi dem ca assemblée nationale di fa wax ci tolluwaayu réew mi. nga xam ne mooy assemblée nationale mooy nga xam ne mooy pencum ndawu réew mi ndëgëm foofu nañu mënul jox cër di fa dem di wax ak ñoom yaakaaruma daañu jox cër ñun journaliste fukki fan ak ñeent yu nekk ñu ñëw di jàmmaarloog ñun. loolu moom sama xel tey na ci trop. muy yoon wu yees wu nguur gi indee ay pexe yu yees ci wàllu communication fukki fan ak juróom yu ne nguur gi dana jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bu ñenn ñi ne day firndeel yonjaxu pexe yi ñu sumboon ba fii ci wàllu communication ñeneen ñi gis ne ab tontu la ci ñu doon laaj ñu yokk wàllu communication. Guèye ñu ngi lay sant di la gërëm jamono gàddaane fële ci hôtel teeru bi ñi di liggéeykat yi yaratuñu daal ak kilifa yi nga xam ne ni ñoo ŋànk seen kër googule gannaaw ba ñu jëlee dogal kon daal di dàq téeméer ak ñaar fukk juróom benn si ñoom loolu la ñu wax ne mënuñu ko gëm ndax ci jamono ji nga xam ne nii mu ngi jël dogal boobule moom kër gi maanaam moom njiital kër gi mu ngi jëlal xaalis bu bari di ko yeesalaate hôtel bi gannaaw nag ba ñu ñaawloo taxawaayu lenn ci seen délégué personnel bi ñoom ko toog décision bi ñoom liggéeykat yi daal nee nañu mbir mi moom duñu ko bàyyi mu jàll. Babacar Ndiaye moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. ñun la téeru bi di dàq mu tolloo ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñu doon liggéey téeru bi am contrat CDI. téeru bi bi ñuy soog a am directeur bu tudd François Portuglia bi muy soog a ñëw moom mission am moo doon lan mu wàññi effectif bi nu muy wàññee effectif bi mooy journalier yëpp da leen di dàq képp koo xamante ni am nga CDD. da lay arrêté aussi léegi bi mbas mi ñëwee nag ci la profito pour def licenciement bi daf ne amul xaalis ba pare ci ñàkk xaalisam googu dafa yóbbu nit ñi chômage technique 7 mois léegi ci biir 7 mois yooyu noonu dafa dem di réfectionner hôtel bi yow nga ne amoo xaalis ba pare di réfectionner hôtel bi mu ngi toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti néeg yu kenn nekkul néeg bu ci ne nga def ci climatisation yaakaar naa loolu amul xaalis dina tiis trop pour ñu nangu loolu sa kër nga ne yow amoo xaalis ba pare te di continuer di tabax beneen fi ñuy ñëwaatee mooy investissement yi mooy casino bi benn pàcc kese la woon mais casino bi daf ko yokk ba mu doon ñett pàcc ñëw ci restaurant terrasse daf ko defaraat ñëw ci espace dizaine bi daf ko defaraat yow nga ne amoo xaalis sa kër nga nekk di ko defaraat ci beneen mbir bi mooy lan jaay doole gi muy jaay doole dañu signé woon protocole le 29 septembre ñoom ak suñuy délégué protocole bi mooy lan comme dañu fal délégué te direction yi mënuñu dajeek ñëpp léegi ñu yebal suñuy délégué ñu dem giseek ñoom signé benn protocole mooy xaatim bi ñu xaatim François daf ko arrêté daf ko suspendre ne léegi moom day wàññi nit ñi te protocole boobu noonu xaatimoon nañ ci biir ne danañ fay 70% ci octobre 75% novembre 80% mois de décembre yow nga xool ba xam ne am nga xaalis nga commencé di def ne da ngay dàq te nga waxoon ne di nga fay loolu ba partenaire yépp jàpp loolu mais suñu grande surprise mooy lan mooy licenciement bi ci beneen fànn bu ñuy dikk mooy instant bii nii ñu ngi wër di jël ay nit suñu gannaaw nga ne yow kër gi kenn nekk fi amul xaalis amul dara nga continuer di jël ay journalier loolu wax dëgg fa yàlla mënuñu ko nangu parce que instant bi nii ñun xam nañ ne ñu ngi jël ay nit ci service yu bari te état signé woon na benn ordonnance 01/2020 pour lan pour mu bañ a dàq kenn ci entreprise yi waxoon na loolu mais téeru bi respecté wut loolu yépp ñuy ñaawlu aussi soxna soosu nekk ak ñun te mu nekk en état téere bi da ko dàq te loolu ñu ngi koy ñaawlu aussi. am loolu ba day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci kii di Babacar Ndiaye ñeneen nag ñu am leen métti ñoom liggéeykat yi nekkee fu la ci Senelec bu Touba ak taxawaay ñaxtu mu la ñu xëy amal di ñaawlu qualité service bi nga xam moom la leen seen restaurant bi di jox saa su ne biir amul couvert bu waxtu wu la neexee ubbi raxas ba mu set nga daal di tëjaat contrat bi doxoon seen diggante kër gi moom la ñu bëgg ñu dakkal ko ci ni mu gën a gaawee defuñu ko jàmm kon mën naa gàddaay foofee ci Senelec bu Touba Moussa Dia mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Mamadou Makhtar Sarr. Depuis 18 mois agent Touba dañ nekk di jànkaarloo ak problème mu restaurant depuis 18 mois ñu ngi taxaw di xaar issue bu favorable te ba léegi amul parce que comme travailleurs yi problème bi leen booleeg prestataire bi mooy da leen jox ay qualité de service boo xam ne arrangé wu leen si wàllum lekk te ñëpp xam nañu lekk dafa sensible te Senelec heure yi travailleur di liggéey du ñu am possibilité pour mën a génn si mbedd bi pour mën a añi moo tax ñu créé restaurant mais restauratrice bi gis nañu depuis lors service de qualité yu muy joxal baaxul ñu bëri ñu ngi siy jële ay feebar ñii di si lekk di si gis ay paaka
on a décidé de boycotter de façon générale ci lekk yu ñuy jox te appel d'offre am na fi bu ñu organiser nañ ko ñaari yoon bu njëkk ba ñu ne woon dafa am ay problème ñaareel bi bañ ko defee c'est validé te ñu ngi xaar issue favorable ci loolu. parce que problème bi tey yàgg na lool 18 mois du benn fan du ñaari fan si lii leen rek la ñuy bëgg mooy direction générale def lu mu war a def si lu ñu koy xaar wan nañu actuellement yëpp lu ñu waroon def nañ ko contrat bi bii defoon ak prestataire bi wane na mënatul dem may nañ ko maître chance mënatul dem leen rek lañ ko ñaan mu dem les contrat bu bees bu ñuy signé ba mu leer na am na ñaar ñuy jël ñooñu na direction générale nu mu defee nu mu gën a gaawee mu régler loolu suñ camarade Touba yi sonn nañu muñal nañu leen pendant 18 mois tey problème nañ ko régler une bonne fois pour toutes. ca Waalo fa la ñu jëm béykat ya fa ne te yëngatu ci wàllu mbéyum gerte nee nañu gis ñu seen bopp ci financement yi nga xam mooy bàyyi ko ci nguur gi lee xaalis bi ñuy jël di ko dugal ci ceeb bi xaalis bu ñu doy moom la ñu bëgg ñu def ko ci gerte gi lee ndax neexul ba neexul waaye gerte gi tamit bokk na ci li nga xam ne nii dafay suuxat koom-koomu Sénégal la Mamadou Diop mu yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. tey gerte gi man Wassaro mooy tey say jàppale parce que réew moo xam ci bu dee téeméer boo jël juróom-ñaar bu koy ay baykat leen réew ma mënul développer te mbay àndu ci donc gis nañ fi ndaw yi tey jafe-jafe bi nga xam ne moom la traversé ndaw yi amuñu liggéey mais loolu li ko waral lépp mooy problème de moyen ak formation bu ñu jëlee ndaw yi te comme suuf saa ngi fi jant baa ngi fi ndox maa ngi fi li ci def mooy ay moyens parce que nit buy bay fopp foo xam da nga fa war bay suuf ba nekk jant nekk ndox dafa war ma àgg te bare na zone yoo xam ne ndox àggu fa kon ndox àggee moyens yi bu ñëwee je pense que d'ici peu d'années li ñu bëgg daan ko mën am ci gerte gi. waaw li ñu xaar ci nguur gi mooy comme li xew ci ceeb bi parce que état bi gis na ni muy accompagner baykatu ceeb yi di ko accompagner baykatu tomate yi di ko accompagner baykatu soble yi loolu la ñu bëgg tey teg foofu suñu tànk ba nga xam ci ceeb ba àgg na fa li nga xam ne état visé woon na en 2017 pour atteindre son autosuffisance ñun tamit ñu visé fa d'ici peu d'années nguur gi jàppale nu organisme internationaux yi jàppale nu ñu mën atteindre suñu objectif fi ñu bëgg ñu mën fa àgg waaw mën nañ ko boole parce que suuf saa ngi fi suufu mbayu gerte mi ngi fi suuf ni fi suufu mbayum ceeb nekke noonu la fi suufu mbayum gerte nekke donc li ñu def ci ceeb bi bu ñu ko defee ci gerte gi rek incha allah li ñu bëgg dinañ ko mën am ca diwaanu Kédougou Cheikh Diop mi ndeytew CNTS FC ma ngi fesal kon njàqare gi mu am jëm ci anam bi nga xam moom la fekkee liggéeykat yi nekk foofa ca mine ya métti gi mu métti foo ko natt rek weesu na fa te li ci doy waar amul kenn si ñoom koo xam ne nii am nga këyit gi dox sa digganteeg seen i njaatige tànki nemmeeku yi mu doon amal foofee ci diwaanu Kédougou occasion la woon ci Cheikh Diop mu daal di woo liggéeykat yi ngir ñu dem bootu ci kuréelu syndicat yi lee dañuy dem ci diwaanu Kédougou fekk fa Soli Burama Dabo. ginnaaw ñëw nañu safaanoo ak it militant et militante ñu bokk ci force syndicale affiliée central syndicat CNTS FC le secrétaire général Cheikh Diop ak ñoom àndal lépp la ñu dégg ci wàllu jafe-jafe yi nga xamante ne daal ñu ngi ko jànkonteel saa su ne lu mel ni ay licenciement ay exploitation yoo xamante ne nag xajul ci doomu aadama te kenn sañu bañ. gis nañ ne Kédougou fii secteur minier bi doxal li ñu waroon a doxal ci convention collective bu mine gis nañu ne liñ fiy wax ci ay tawat métti na ci orpailleurs yi nga xam ne amuñu ay couloir d'orpaillage yu nga xam ne convention yëpp dañ ko jox société multinationale yi bàyyi wuñ leen xel loolu nag dinañu sàkku daje ak seen ministre pour waxtaan ci pour que ñoom it ñu cëral leen ci couloir d'orpaillage yu nga xam ne ñoom ñoo koy séddoo parce que ñoom ñoo koy cërloo parce que ñoom dañ daan am ay conflit di am ay problème ak société yi am na ci sax ñu ciy dee ay conflits yu jur loolu donc loolu yëpp dañ ci war a taxaw protection sociale bi ci biir secteur informel ci biir travailleurs miniers yi loolu yëpp ak travail des enfants am na fi loolu yëpp CNTS force du changement mu ngi koy méttee lu tëddee ci jéem a taxaw. naka noonu fépp fu ñu mënta nekk dañu war xar seen tànk tubéy ngir ñu mën a atteindre seen objectif. dama wax ne liggéeykatu mine yëpp nañ taxaw dugg ci syndicat yi fas yéene jël en charge seen avenir ajana gën a neex waaye ku deewul doo ca dem ku jàpp ne boo syndiqué di nga ñàkk sa emploi yaa ngi juum syndiqué mooy tax lu mu métti métti bu dee dee la mooy tax nga dem ajana nañ fexe def seen warugar ñun CNTS FC nag li ñu dégg fii yëpp dinañ ko càmbar waaye ki nga xam ne moo jiite secteur minier ci CNTS FC di Mohamed Diandi dina fi ñëw beneen ñëw bu nga xam ne day gën a yaatu bu nga xam ne waa secteur minier kese lay doon mu waxtaan ak ñoom. Kédougou Soli Burama Dabo Assane Sané pour la radio télévision
Walfadjri. Soli Burama Dabo ñu ngi koy sant di ko gërëm dem ba fa li nga xam moo di ca diwaanu Ourossogui nekk foofee ca diwaanu Matam lu jëm ci wopp ji di Covid 19 fu mu toll nii nañ jàpp ne wàññeeku na fa ak doole ndax ba fii daal ñu ngi ci 0 cas man daal amul benn doomu aadama boo xam ne meeku nañ ne amee na wopp ji di Covid 19 waaye terewul nag ñi nga xam ne di kilifa yi daal ñu ngi sàkku ci askan wi ngir ñu gën a respecté li nga xam moo di mesure barrière yi lee dañuy dem ci diwaanu Ourossogui fekk fa Amadou Issa Kane. diwaan bu Matam mu ngi toll ci 0 cas de coronavirus waaye itam xoddeeku balaa ngay lakkale daal moo gën loolu kay mooy mbépitu ñi ngànk mbirum wér-gu-yaram fii ci diwaan bu Matam ci hôpital bu Ourossogui ci gis-gisu directeur bi nee na kay fu mu toll nii mesure sécurité yi yëpp jël nañ ko te itam duñ ko mës a bàyyi balaa ngay dugg hôpital bi foo nga raxas sa loxo ñu daal di def technoflash balaa nag ngay dem di seeti ay malade Mamadou Ndiaye moo ko xamle. kaddu bi ñuy sànni population yi kan mooy rek ñu gën a jàpp ci Covid parce que Covid bi presque boo xoolee ay moyens yi amatul gisatuñ ko fi parce que loolu aussi du nen dañoo gouverneur à l'entame dafa teg ay mesures yu bien ñëpp jàpp ci sensibiliser population yi ñun aussi ñu jël ay mesures barrières yu très fortes au niveau hôpital bi pour sensibiliser nit ñi teg ay mesures yu laava joxas loxo takk masque utiliser ay solutions hydroalcooliques yu yëpp dañ ko wax nit ñi ñu pratiquer ci dëkk bi loolu moo tax xëy na mu yàlla jàppale ñu ba Covid presque dëggatuñ ko fi. ci beneen fànn moom Mamadou Ndiaye jiitu hôpital bu Ourossogui nee na kay fu mu toll nii lépp li nga xamante ne waroon nañ ko def na ko te itam ñu ngi sàkku rek ci ñi nga xamante ne ñooy askan wi dëkk ci diwaan bu Matam ñoom itam ñu jàpp si ndaxte kat ñoom seen bébét mooy xeex ak coronavirus bi ba rey ko moo jóge fii ba foofu. nañ xam ne même bu gisatu ko fi mais mu ngi quelque part ça peut toujours revenir donc dañ leen di ñaan ne leen nañu jàpp bu baax continuer jël mesure bare yi leen di wax à savoir mooy takk masque raxas sa loxo tout le temps. may distance 1 mètre booy wax ak sa nit yooyu te yooyu nañ ko jàpp ci marché beeg biti yëpp ñu ngi continuer toujours def sensibilisation te loolu aussi ministère de la santé daf ci dimbali bu baax ndax daf ñu indi personnel boo xam ne daf ko digoon ministre bi di ko fi ñëw nañu ñoom ñaar ñëpp ñëw nañu. tey jii nag boo seetee ci hôpital bu Ourossogui mesure yaa ngi foofu balaa nag ngay dugg foofu ñu thermoflash la te itam nga raxas say loxo bu baax a baax ak omo ak saabu te loolu ci gis-gisu directeur hôpital bi nee na loolu dina gën a wéy ndaxte moytu daal moom la ñuy def te itam moom Mamadou Ndiaye mu ngi rafetlu lool te ne mooy liggéey bi ñu def ci wàllu hôpital bi rawati nag toiture bi nga xamante ne moo nekkoon foofu ci bloc opératoire nga xam ne di doon senn ci wàllu nawet te itam tey jii defar nañ ko te benn ndox du fa duggaat loolu tax na ba moom mi jiite hôpital bi di sàkku rek ci ñu dëkk ci diwaan bu Matam ñu jàpp si ndaxte ñoom ñëpp sotti si def ci moo leen war te loolu yëpp seen mbébét mooy xeexal coronavirus fii ci diwaan bi Matam Amadou Issa Kane radio télévision Walfadjri. jaajëf Amadou Issa Kane doonte la nguurug Sénégal fixé na njëgu gerte gi ci juróom fukki dërëm waaye ñu ngi doon xaar lu ni mel mu def ko ci ñebe bile boo demee ci diwaan bu ci mel ni diwaanu Louga ñebe jàngi na fa xuus ba lu waay am ñebe yóbbe sax yenn commerçant yi profité si kon ci dóor ñi nga xam ne ay béykat lañu Omar Kayre doxantu ci woon na ci luma guy mbëtt bokk ci luma yi nga xam ne gën a rëy fii ci biir réew mi ñu teewlu ko ci reportage. ci luuma guy mbëtt bi xumbaay bi noo ko nattee rek weesu na ko jamono ji nga xam ne nag baykat yi farmanko nañu ñu bëri ci ñoom nag dañuy ñëw ci marché bi ngir mën a jaay ci lenn li nga xam ne bayoon nañu ko rawatina ci marché guy mbëtt bi nga xam ne mooy ñetteelu marché ci Sénégal gannaaw Jawbe ak Daara Jolof jëm ci wàllum njënd ak njaay ndeem sax prix gerte bi daal di dañ koy fixé waaye doo ko fi gis ci luuma bi jamono ji njaayum ñebbe moo fi xew waral jaaykat yi ak baykat yi nga xam ne ñoo nekkee ci région bu Louga di fi tase. jóge ci commune bu Pétawarak Mbay Njaay tey ji jaay na lu ëpp bërigo ci ñebbe ndem sax prix bi taxu ko woon a demee noonu faaw mu jaay ngir mën a am lu mu yóbbu ca kër ga. mbéy ni mu méttee kenn ku ne xam na ko nga béy sa mbéy ba pare nga dem di ko jaay ay kilo 200 xam nga loolu prix bi amul solo. te suñ demee ba mu dellu tey ci loxoy baana yi. béykat bi dootu ko mën a jot soo demee ba bu gàj jiw yaa ngi koy jënd ay 350 jàpp 400 xam nga loolu itam kaw na métti. commercialisation ñebbe bi nag ci système bu organisé nañu koy defee fii baykat bu nekk bu ñëwee ci marché bi dina gis koo xamante ni noppi na ngir jënd li mu yor ndax ñoom jëndkat yi ku ci nekk daa am opérateur bu lay financé ngir nga mën a jënd loo gis rek ci ñebbe Abdou Sall ak Aminata Kanté ñenn lañu ci jëndkat yooyu. jox nañ ma téeméeri junni nan laa ci liggéey. jënd ko ñebe tegaat ko ci bëstul dàq ci sama ñaar dërëm bu neexee ba neex da nga am ñeenti junni bu naqaree mooy lool. yor naa lu mu dee 500000 wala 700000 daal c'est exemple foofu laa yor sama patron moo ma ko jox. li gënoon a baax mooy am financement boo xam ne boo jëndee da nga mën a dajale ba am poids bu mag nga xam da nga mën a dem ci kaw lu mel ne Gambie wala yoo xam ñi ñu koy jaayat Gambie lañ ko yóbbu
te li ñu ciy daj ñoom duñ ko ci daj parfois ñoom dañuy toog fa ñu toog rek jox ñu xaalis ñu ñëw wutal leen buñ jëndee buñ nee ñaar dërëm la ñuy tegal wala ñetti dërëm 15 francs wala bu bëree ba bëri juróomi dërëm la ñuy tegal. liñ leen financé nag bu ñu ko jaayee ba mu jeex ñoom jëndkat yi nag dañuy dem jaayaat ki nga xam ne moo leen financé woon kilo bu nekk ci bu nu jënd ñu daal leen ciy tegal ñaari dërëm Ibrahima Niang tey jii indi woon na lu jige juróom-ñett millions waaye nee na boo moytuwul du mën a jaay lépp ndax li mu bëggoon ci ñebbe yépp tey jii du ko fi mën a am. 50 tonnes bu ma ko mënoon a am sama objectif tey loolu la woon pour sama programme mat awut yoon wa nag ndax tey bagage amul. gannaaw ñaari weer yoo xamante ni nekk nañ ko ci tool yi baykat yi nekk ci région bu Louga coono yanu daan daj ñoo ngi commencé nag di gis njariñ li ci njaayum ñebbe mi terewul nag ñuy ñaan prix bi ñuy jaayee ñoom ñu gën koo yéegal bu ko defee ñoom ñu gën cee gis seen bopp. Oumar Kayre, Louga, Walfadjri. wax naa ko sànq àdduna wërngal këpp di yendoo màggal tey ji ci àllarba ji bëccëg bi nga xam la ñu jagleel fitna ak méttal yi ñu teg jigéen ñi lee Sénégal nag di ci béy waaram gannaaw ba ñu gisee ne loolu dafay fes lool donte le bés bu yàlla sàkk ñu ngi sensibiliser waaye tey ji la wàllu gën a ay yaay Adama Diallo wàccoon na ci mbedd mi ñu teewlu ko ci reportage. métital jigéen nekk na loo xam ne lu am la fii ci réewum Sénégal ñi ciy gën a faral di sonn mooy suñu mbokk jigéen ñi ndaw si ñu taseel sa ñaari tale di xamle rek métit gi mu dund ci biir néegu sëyam. violence moom dama ciy wax parce que moom mi nga xamante ne amoon naa jëkkër góor ñi daal mooy loolu noonu dañ lay def loo xamante ni yow après doo comprendre nu mu demee dañ lay affaire violence daal moom dafa bari façon góor ñi boo nekk ak ñoom dañ lay maltraité di la sonal. problème guddi problème ba teg seen yaay tamit noonu. si wetu métital yi nga xam ne ñoo ngi koy faral di gis te góor ñi di ko teg jigéen ñi am na ci wetam beneen xeetu métital boo xam ne jigéen mën na ko teg moroomam suñu sukkandikoo si ndaw si léegi. wujju peccor gay moom man dama leen a simmi chapeau ndax foog naa ne wujju peccor ga léegi moo wujjo yam ñoo raw sax wujju ndax wujj yi léegi am nañ lu ñuy rus mais wujju peccor ga dinañ siisante dinañ tegante bët. di jaxase di def yi kenn xamul. jigéen moom rek égal violence parce que dañuy jalousante enviante da ngay ànd ak nit te li nga yéene sa bopp doo ko yéene nit ki. loolu nag balaa état nit ñi ñoo ci war a gën a farlu parce que état moom franchement loolu du waaram te mënu ci lu bari. ngir mën a xeex métital yi nga xam ne ñoo ngi koy teg ci jigéen ñi dafa war a nekk xeexu ku nekk ci askan bi bu ñu sukkandikoo si ñu ñëw dekk suñu micro. violence amee sa kër moom kooku góor ki moo war a jël matukaayam. parce que suñ ne ba ne la yow yaay borom kër gi yaa war a jël sa responsabilité ku nekk yem place am. si bésu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ñu ngi màggal bés bu ñu jagleel métit yi nga xam ne ñoo ngi koy teg jigéen ci àdduna wër nga képp fii ci Sénégal métit yi nga xam ne ñoo ngi koy teg jigéen nekk loo xam ne lu am la surtout nag ci biir néegu sëy ngir xeex mi ku nekk ci war a jàpp ngir ñu mën ko xeex ba faw. jërëjëf yaay Adama Diallo ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbi sa yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Aïssa Diakhaté lañ si àndal. xibaar yi ñeel bi ci réew dañu koy doxee ci diwaanu Niger ak faatu ka fa nekkoon njiitu réew di Mamadou Baba Tandian mi daal di génn àdduna ni ki démb ca guddi moom nag njiital réew bu Niger la woon gàddu woon réew mi ndiki at 1999 jàpp 2010 gannaaw ba ñu ko rek daanelee ci nguuram jaarale ko ci ab coup d'état gouvernement gi nag daal dina sakku ci askan wi ñëpp ñu daal di koy jagleel ñetti fan yoo xam ne dinañ sëngeemal drapeau bi mu waral ab deuil national ci communiqué bi nag fësaluñu ba tey lan moo daal di faat ki fi nekkoon njiitu réew moom sax bokkoon na ci ab ancien militaire yi nga xam ni ñoo jàppale woon général Seyni Kotié ngir ñu daaneel président Diori Amani ca at yooyu li ko ci toftalu nekk na ay ministre yoon laata 1999 ñu koy tabb mu nekk njiitu réew ba 2010 ñu daaneel nguuram gannaaw ba ñu jàppee ne dafa rek bëggoon amaat yeneen ñetteelu mandat ci constitution bi li mu ko mayul woon Tandian nag ñu gis ne ku fasoon la ci langue politique bu réew Niger. ñu dem ci diwaanu Burkina Faso ak nguur gi la mu daal di taxawal ngir rek sàkku ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di opposition bi ak képp ku ŋànk wàllu politique ñu daal di nangu xaatimoo déggoo ci këyit ya nga xam ne biraloon nañu ko laata élection présidentielle yi Burkina Faso nag gën seenu ci gouvernement bi daal di xamle ne du ñu nangu benn yoon bu résultat yi fësee ab fitna wala coow juddu ci ndax dañoo xaatimoo ne bëgguñu benn yoon tolof goo xam ne terroriste yi mën nañ caa porox ndoolu amal ci ab ñaxtu loolee porte-parole gouvernement
banque ba di Rémi Dajinou moom moo ko daal di xam ne ci communiqué bu mu fësal ni ki démb gouvernement bi nag di sàkku tamit ci partie prenante yi nga xam ne ñoom ñoo jot a xaatim këyit gi ñu daal di koy matale ba mat sëkk ci fàttali élection présidentielle yi mu ngi amoon ci dimanche gi yem ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre jamono ji ñuy xaarandigum résultat yi ba tey ragal musiba daal di fay jipp ñu jeexalee ko sa diwaanu États-Unis moom Joe Biden mi ñu daal di tabb yees mu nekk 26e président bu Amérique mu ngay wëyal ba daal di sax tabb ay responsable yu mag a mag ci wàllu administration bi ñu koy gunge ca Maison Blanche bokk na ci yeesalaat diplomatie bi jaaralee ko ci sécurité intérieure ci pàcc gu njëkk ci nomination yi mën na nemmeeku ne ay personnalité yu bëri yu xarañ bokk nañ ci te ñu bokkoon itamit ci nguurub Barack Obama mën nañ ci gis Anthony Winkler moom mi nga xam ne moo nekk njiital diplomatie bi waaye tamit di àddune fas naa door ab xeex bu amul àpp ci digganteem ak li nga xam ne moo di crise climatique bi moom Joe Biden ni ab rôle bu am solo sax la ko daal di jagleel tax mu daal di tabb émissaire spécial di John Kerry moom mi fi nekkoon sax njiital diplomatie Amérique moom démocrate bi nag yemu ci bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaaleem ñi nga xam le ne Trésor mu ngi fa fas yéene tabb ki fi nekkoon njiital banque centrale di Janet Yellen moom sax moo nar a doon jigéen bu njëkk bi daal di toog ci poste boobule laataa ba ay góor yu bari wutoo. jërëjëf soxna Aïcha Diakhaté ñu ngi koy sant di ko gërëm mbokki kon ci li ci yéenekaay ci la ñuy tàbbi ki ko nafar tey Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëyee tey ak jàkkaarloo gi dox ci diggante gouvernement beeg taskatu xibaar yi rawatina njuréef ya ca tukkee Walf Quotidien xëy ci amal faram-fàcceeg taxaw seetlu gu yaatu yéenekaay bi ne ministre yañ ca sas ngir ñu mun a gindi askan wi ci immigration clandestine bi ba ci licence de pêche yeeg ñàkkum xew ndaw ñi rawatina feebar gu bees gu feeñ yàggul ca tefes bu caaro yi yéenekaay bi ne indi nañ ci ay tontu yu munagul dal xel ay kàddoom ci Walf Quotidien alindoo yi jawri ngi ñu denk wàllu napp gi gis ne coowal licence de pêche yi jotewul ak lenn ak immigration clandestine ne doonul li tax ndaw ñi jël mbëkk mi Dame Diop jawri ngi ñu denk wàllu emploi dal di ko feelu ne bu doonoon jafe-jafe am xëy maanaam emploi kon su boobaa immigration bi du demee ni nen ne Fatoumata Tall di jawri ngi ñu denk wàllu ndaw ñi ne kenn warta méngale immigration clandestine bi ak politique gi fi nguur gi teg ngir taxawu ndaw ñi lu aju ci jafe-jafe yi askan wi di dund ci ñàkkum ndox mu tar jawriñ gi di Serigne Mbaye Thiam àdduna ci joxe dig daje ci weeru mars 2021 ngir ndox mi mun a jàppandi Walf Quotidien ay njuumte feeñ na ci communication gouvernement bi doore ko ca ñañ ca tànn ngir ñu waxal nguur gi am nañu ko matul ba ko ñaareel conférence de presse ba waroon a toll ci benn waxtu dem na ba ñetti waxtu ministre ya ñu jàppoon ne ñoo waroon a jàkkaarloog taskatu xibaar yi lim nga ëpp na ko yéen cabinet enquête ne ndajeb démb du lenn lu dul nguur gi ma nga doon faj ay góomam jëm ci immigration clandestine Barça wala Barsaq ne gouvernement ba ngi ci seetal boppam ne warunoo jël lépp sëf ko nguur gi ndax kenn ku ne ci askan wi am nga ci part de responsabilité maanaam am nga ci wàll alindo yi jawr ngi ñu denk wàllu napp gi xam le ne jaayuñu ay licence de pêche feebar gi feeñ ca caaro yàggut te ba tey kenn xamagul lu mu yéen cabinet jur na jiixi jaaxa ci xelu askan wi yéen cabinet Sud Quotidien xuus ci googule jàkkaarloo Assom Diatta jawr ngi ñu denk wàllu njënd ak njaay jot naa leeral ne compagnie sucrière sénégalaise amul jafe-jafe gi tax ñu wax bu dee lu jëm ci wàllu accord de pêche yi diggante Sénégal ak Union européenne ba ci ñàkkum jën yi ci tefes gi jawr ngi ñu denk wàllu napp gi jot na ko weddi ne loolee amut yéen cabinet lu jëm ci ñàkkum ndox mi askan wi di dund coono yu metti ngir mun a am ndox gu ñuy naan jawr gi ñu denk wàllu googule di Serigne Mbaye Thiam dal di joxoñ baaraamu tuuma nguuruk Abdoulaye Wade ne lu ji njaak ñooma ne nguuruk soppi moo waral jafe-jafe ndox am tey jëwriñ ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome xam le ne ba léegi mënaguñoo jàpp ana ban waxtu lañ koy amal ndax faw ñu toog waxtaan càmbar fichier électoral bi xool naka la ñu doxalee yooyu la élection locale lu aju ci campagne gerte gi Moussa Baldé xam le ne ñu ngi ciy xaar lu tolloog juróom-benn téeméeri milliards ngir mun a taxawu béykat yi yéene kaabidi las ne show to show bangog moom la gouvernement bi amal ci janoom ak taskatu xibaar yi ministre yan ñu sasoon ngir ñu gindi askan wi ci ay poñ yu bari ñu bari ci ñoom ña nga doon kañu ak di bàkku nguur gi rawatina di weddi ay tuuma las ne Serigne Mbaye Thiam feeñal na ne nguur gi ci jamono ji lajj na ci wàllu ndox mi ba tey askan wi mënaguñoo am ndox mu doy bu dee Antoine Félix Diome jot naa daw débat mën a waxtaan gi jëm ci élection locale yi bëggu cee xuus yéene kaa bi di Le Témoin xam le ne dara beesul gannaaw seen janook taskatu xibaar yi ñoom gouvernement bi ña nga doon leeral ci mbir mu ne ak li tax ba ko ñaareel am na ci ay question yu bari maanaam ay laaj yu bari yu ñu mujjee njuuy bu dee Serigne Mbaye Thiam diggée na ne robinet yi day wéy di tëj ba atum 2021 maanaam saafara amagul ci ñàkkum ndox
ndox mi bu dee Antoine Félix Diome jaru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi xamle ne newuñu fi di compter maanaam di lim ci ñaata doomi aadama ñoo faatu ci géej gi Antoine Félix Diome ne lu soxal nguur gi mooy fexe ba indi saafara ci bile mbir yéen a bi di la Soleil ne gouvernement bangoog leeral nañu waaye dalal nañu xelu askan wi ci ay poñ yu bëri moo xam ci wàllu immigration clandestine moo xam ci wàllu xewum ndaw ñi ba ci ñàkkum ndox meek feebar gu bees ga feeñ ca caaro yi ba ci campagne gerte gi lépp lañu faram-fàcce démb ci seen janook taskatu xibaar yi yéen a bi di Les Échos ne propagande bu mag la woon maanaam gis leen ma la woon nguur gaa ngi doon kañu ak di bàkku yéen a bi di Source A ne tey ma xamal leen li am ci googuleem ndaje ak juróom-ñeenti ministre ya fa newoon yéen a bi ne bu conférence de presse ba dooree dañoo yaakaaroon ne ñu ngi ci 31 décembre ndax ministre ya kenn ku ne ci ñoom solu nga ba jekk waaye la ñu wax ñu bari ci askan wi seen xel mënagu koo nangu bu dee Abdou Karim Sall jawr ngi ñu denk wàllu environnement yéen a bi ne la mu waxoon yàggut moom la bamtuwaat démb bu dee Assome Diatta moom mu ngi doon wóor-wóoraan ci mbirum suukar si sursaane jawr ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi Antoine Diome warutoon a bokk démb ci ndaje mi ndax waxul lu leer ci élection locale yi ñu jëm rawatina li mu doomi aadama yi faatu ci géej gi ndax immigration clandestine buggu cee leeral bu dee jawr ngi ñu denk wàllu ndaw ñi nekkewu fa woon lu dul ku wax rek mu weddi la ba ci Serigne Mbaye Thiam jawr ngi ñu denk wàllu ndox mi yéene cabinet ci googule ndaje gàkkal na ca derub Abdoulaye Wade ne Sénégal bu dundee tey ñàkkum ndox du kenn ku dul nguurug soppi ga woon source année ñaari ministre dong ñoo ca jot a wax lu xel mun a nangu bokk na ci Abdoulaye Diouf Sarr ak Moussa Baldé yéene cabinet tribune ne ndajeb démb bu doonoon examen de passage dina am ñu jàll waaye dina am ñu laaj yéene cabinet ñay jàll premier tour bokk na ca Abdoulaye Diouf Sarr Abdou Karim Sall Assome Diatta waaye deuxième tour ba ña ca jàll di Antoine Félix Diome Serigne Mbaye Thiam ak Dame Diop tribune ne ña ca laaj bokk na ci Néné Fatoumata Tall Alioune Ndoye ak Moussa Baldé bu doonoon examen tey duñu jàll dañu redoubler yéene cabinet l'évidence ne njiital ànd suqali Sénégal di Habib Niang jàll na ca APR fekk na njiitu réew mi Macky Sall gannaaw bi ko njiitu réew mi wooloo yàggul ca pale ba xamal ko ne ñëwal ñu ànd suqali Sénégal ca la Habib Niang nangoo càkkuteefam yéene cabinet 24 heures ne Habib Niang moomule wonewaat na boppam ca diwaanu Thiès gannaaw bu mu fa joxee lu tolloog fukki junni ci ay fourniture scolaire moom la jébal élèves ya waaye digganteem ak njiitu réew mi Macky Sall fesal na ko fa ña ñoom ñaar doonul mburu ak soow waaye suukar ak soow la boole naan wala boole tuur ko njiital ànd suqali Sénégal daal di fesal dugam ca APR gannaaw càkkuteefu njiitu réew mi Macky Sall Walf Quotidien xëy taxaw ci njiital parquet bu Ndakaaru di procureur Serigne Bassirou Gueye yéene cabinet bu yaboo mu waajal ay walisam gannaaw juróom-ñetti at ci bopp parquet bu Dakar yéene cabinet ñu ngi ci tànk jëlee ko fa gannaaw bu ñu jëlee Aminata Touré ci bopp conseil économique et social et environnemental yéene cabinet ñu fàttali ne moom Serigne Bassirou Gueye kilifte fam tey Aminata Touré béyoon na ci waar wu yaatu yéene cabinet li Quotidien procès bu Birane Yaya Wane bu chambre de commerce jot naa feeñal lu bëri gannaaw bu tribunal gàntalee càkkuteefam bu ñu sukkandikoo ci maître Ousmane Thiam di avocat bu chambre de commerce bu Dakar xam le ne Birane Yaya Wane moomule laaj na gannaaw bu mu jëlee dogal kalaame ci yoon ñi seq chambre de commerce bu Dakar te doon ñaawlu anam ya ñu amalee wote ya rawatina doon leen tuumaal njuuj njaaj ak jalgati maître Ousmane Thiam ne dara amu ca daal di fàttali ne Birane Yaya Wane moomule ña ko ngemboon bokk na ci jegeñaaleem di Serigne Mboup ngir ñu gàkkal kilifteefu chambre de commerce ci njiital Abdoulaye Sow leneen ci ay kàddoom ci li quotidien maître Ousmane Thiam ne chambre de commerce bu leen neexe mun nañoo topp ci yoon kii di Birane Yaya Wane yéene kaabiri suñu lamb xëy topp lamb ji fekki Ama Baldé ca Pikine moom mi xamle ne pare na ngir bëreek Modou Lo yéene kaabine lu jiitu bile combat fekk na Ama Baldé gësam Parcelles Assainies daan na fi Baye Peul daan fi Zos ak Papa Sow Ama Baldé ne lu ko desee mooy arbitre sifflé digganteem ak Modou Lo ngir mu mun ko daan doon roi des arènes daan jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne nii ñu jàppoon ci xibaar yi bu muy yemb Jacques Pereira moo fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ci kanam tuddi sax moom Pierre Edouard Faye dina fi teew di ko yéen ci seen ganu kër gi ganu bés bi bon mbokk yi mucc gu sax ci ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanuk sunu gaal yendoog jàmm